Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Party leaders, movement leaders here present, Coalition 2026, Mediation Committee, supporters from the various political parties and movements, His Excellency Esa Bukarsi, my good uncle, His Excellency Dr. Yapa, my friends from the various movements, political parties here present, distinguished guests, Dr. Gajibo, our special guest from PPA, Mr. Chapman representing Lawyer Ramin J. Gabo of the National Unity Party, Mr. Ibrahim Mamane of AIP, Her Excellency Fatou Jaumane, Her Excellency Tina Fal, members of the press, my fellow Gambians. Today I accept the responsibility of serving as flag bearer of 2026 with humility and determination. This moment is bigger than any individual. It is bigger than any political party or movement. It is about the future of the Gambia. And increasingly, we are seeing something very important. Young Gambians and women are becoming a powerful part of the growing support for this coalition. They are not supporting us simply because of political slogans. They are supporting the idea that our politics can produce better results for ordinary people. We must be honest about the reality facing Gambia. Inflation was still 7% in July of 2026, while food prices have risen substantially over the longer term. The latest official household survey puts national poverty at 53.4%, meaning 1 in every Gambians are poor. Food security is affecting 24% of the population, meaning 1 in every 4 Gambians you meet on a daily basis has not had a meal. These are numbers, they are not just statistics. They represent families making difficult choices. They represent mothers stretching household budgets. They represent young people postponing their ambitions. They represent businesses struggling with rising costs. And they tell us the economic growth must ultimately be measured by whether ordinary Gambians are actually living a better life. The World Bank estimates that the economy grew by 5.9% in 2025. That is welcome progress. But growth alone is not enough if people do not feel the benefits in their homes, in their pockets, on their breakfast tables, in their businesses and in their communities. Our objective must not be to just grow, but to create jobs, raising incomes and expand opportunity. To our young people, the statistics surrounding our youth should concern every political leader. The latest official youth labor force data shows that 57% of Gambians between the ages 15 and 13 are economically inactive. Only 42% of our youth are in the labor force. This is an enormous national challenge. Because behind every number is a young Gambian with a dream. Someone who wants to start a business, someone who wants to start a job, someone who wants to acquire a skill, someone who wants to build a family here rather than leave the country in search of opportunity. We cannot keep telling our young people that the future, while allowing too many of them to remain excluded from the economic present. Our young people don't need speeches about the future.
they need a pathway into it. That means investments in skills, apprenticeships, technology, agriculture, tourism, manufacturing, and an economy where the private sector can create jobs at scale. To our mothers and our sisters, the same is true for every Gambian woman. The World Bank reports that the women's labor force participation is only 41.9% compared with men, which is 54.9%. 78% of our women are in the informal sector. Women are also earning considerably less than their male counterparts. Gambian women on average are earning $31.5 per hour compared to men that earn $42.4 per hour. These are not merely gender statistics, these are economic realities. If half our population cannot participate fully in the economy, the Gambia cannot reach its full potential. Our women need greater access to finance, they need land, they need markets, they need skills, childcare and technology. And we must recognize the enormous economic contribution already being made by the women, traders, farmers, entrepreneurs and professionals. When Gambian women prosper, households prosper. When households prosper, communities prosper. And when communities prosper, the Gambia prospers. Today, we must also confront the country's energy crisis. A country cannot industrialize, create competitive business, or attract serious investment without reliable electricity. The latest available World Bank data shows that electricity access has reached just over 65% of Gambians in 2022, an improvement, but still leaving substantial proportion of the population without access. And what has recently happened with the energy insecurity is a calamity for Gambian healthcare, Gambian business, and Gambian education. Recently, we saw the test results reported by the Ministry of Basic Education. One of the worst failure rates in Gambia's history. But once you ask our students, most of them will tell you, because of a lack of electricity, they find it very difficult to study. Coalition 2026 will therefore treat reliable electricity as an essential part of education. We will invest in dependable generation and distribution, expand renewable energy solutions in schools and communities, and ensure that our schools have the infrastructure required for modern learning. To our political parties and political partners, to every party and movement participating in Coalition 2026, I say thank you from the bottom of my heart. Coalition building requires compromise. It requires patience. It requires trust. And sometimes it requires every one of us to put aside something we want for ourselves, and then we put forward what the country needs. That is leadership. As your flag bearer, I will work to ensure that this coalition remains bigger than any individual, including myself. I will listen, I will consult, I will respect our partners, and I will always remember that mandate we seek is not personal property, it belongs to the Gambian people. The choice before us. The 2026 election is therefore about more than changing one government for another. It is about deciding what kind of Gambia we want to build. A Gambia where economic growth creates opportunity, a Gambia where electricity powers businesses and homes reliably, a Gambia where women participate fully in the economy, a Gambia where young people can build successful lives at home, a Gambia where citizens feel safe, a Gambia where government is accountable to the people, a Gambia we deserve. My fellow Gambians,
I do not promise that every problem will disappear overnight. I promise something more important. We will confront the problems honestly. We will set measurable goals. We will demand accountability, and we will judge government not by speeches, but by results. This is why I accept the responsibility of leading Coalition 2026, not for personal glory, not for revenge, but because I believe deeply in the capacity of the Gambian people to build something better. Let us bring our country together. Let us unlock the potential of our young people. Let us empower our women. Let us strengthen our economy. Let us secure our communities and let us power our country. Let us, above all, restore confidence in the Gambian people. I therefore say, my pledge is to you, the Gambian people. We will change government. We will be tough on crime. We will criminalize tribalism, and we will unite the people for progress, peace, and prosperity. May Allah bless the Gambia and her people. May Allah bless you all. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maa ngi leen di sant di leen gërëm. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Aku abe tetur nyanyi mati dalula ni kontondiro. Maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Ay be tentu ay be jay fana. Di gërëm suñ coalition partners yi ak seen jiit yi yëpp. Ako ay tentu nyanyi mati coalition partners sola anna jaatu ganyi malu. Di gërëm supporter yu fi teew. Ay supporter sol fana be tentu men ma be jam. Tey Gambia am na result. Ako bi Gambia result soto bi. Coalition bi mooy game over Adama Barrow. Kontaan nañ daje fi tey. Ako sewota bi baake. Ay Gambien ñu baax ñoo ñëw nekk benn. Gambien mo kende palu wala ka fa ñu nga kete kilinti. ñu teg seen parti boor. Yela parti boor landi karala. ñu ne Gambia lañ gis. E ko ye Gambia la je. kon ñooñu ñoo ma tey dénkaane lu nga xam ne lu diis la. Ako woto wone karfano gala kuliya. mooy olute. Wone mu landa yaati. Talib Ahmed Bensouda. E kay ko Talib Ahmed Bensouda. yow lañ jiital. Iti ñetara tom tambindi. yow lañ olu. La pour nga génnee Gambia si pax bu mu nekk. pour ye Gambia bondi ñindi ka ba ko na be ko. olute boobu. wala na yaji duma ko caaxaanee. akata wo fi ala mu ne. ba pare naa mutal lan la promise. Ako foka pare bala la hiberu timman la ni man yaati. mooy pour génnee crime biir Gambia. wala mu ni histoire bambalo ka bam banko ka. reyante bu bari bi. ni mo fa bambalo. sàcc bu bari bi. ani ni senior bambalo. man may seen champion. Ako a téléphone ko na champion baati. benn criminal. Ako hani criminal killing. du am safe haven in the Gambia. Ako hani criminal killing. Amari de kay rasulullah. Sako si arja rasul Gambia banko. nañ xeex crime si famille. Ako kabri ko ni kramol ba. nañ xeex crime si community yi. Abe kramol cele la kabri ko nyoto fo ko jama ko ma. nañ xeex crime ci institution yi. Anda ba cele le fo do ko bundal do tari. ba pare luy tribalism. Ako memu si fatam fanso bi. si fotam fanso di xaajale nit ñi. Ako kabul tala si fatam fanso kono. dañ koo def a prosecutable criminal offense. Kabri. Ako be luwa ko la ba de mo mo ke kiti ko la ba la ko ni ko. ak lu nga xam ne mooy corruption. Ani me ala ko la bu corruption de takpale ya. mooy jël yaakaari askan bi. Wala mo ka jamana jiki bunda fa mota. dugal ko sa poos nga koo dundee yow ak sa njaboot. Ite ta o kala poso ko tan le dimba ka balu wala. loolu duñ ko tolerate in coalition 2026 government. Ako 2026 coalition government no ite sonna wala andu ke d'accord la wala fara.
ba pare dañoo am programme okola programme be bulu mooy ne dañoo jeexal poverty biir Gambia wala mu ñindi ko de foire apana Gambia ne Gambia problème am yëpp Gambia problème am yëpp ako Gambia la kole ako be soo xoolee lan mooy foundation bi ni aji be mu ne mala foundation oti mooy ñàkk ak poverty wala mu foire ade ani fentaya dëkk bu serious bu nekk ako banko sobe sooy defar sa loi sa plan ni be la loi de banko ka looy jëkk a xalaat mooy ñu niw doole e kamen fo mira wala mu sembe ndangolti da ngaa defal programme pour jeexal poverty sa dëkk ako ka programme ol dala men de foire apana de banko ka coalition 2026 dafa set agenda ako woto 2026 coalition ya agenda le nata mooy balaa di 2 term limit jeex ako jandi ngala tout time mo be banna ba doola du nekkaat biir Gambia iwa ako woto mo mu foire de Gambia ne bola Gambia ko pas Gambia man xam naa si dara ako ate ay sino so wala la kulo woto le 10 years maa ngi nekk mayor KMC ako sanyi tan abe meyo ya KMT suma personal assistant mu ngi fi Sanjali ako la personal assistant obi ja sanjal kani bi ja amul bés buy door ba jeex ako lu woto le no mo fatilo e boy ay single mothers duñ dugg si office bi di jooytu luwaas ba man na ne ala ko ba dimo le lu ko wosi amul bés buy door ba jeex lo bu ko fay boy ay student duñ dugg si office bi di jooytu scholarship karam mo dino man na kala scholarship ku bo ya amul bés buy door ba jeex lo bu ko boy fay boy bu am ñu feebar ñuy dugg di ut lu ñoo fajoo sa to man na ya ka fay ko ma ko ben jaarala men Gambia dafa mel ni yaram màgget ako Gambia kam ko bala jaato men ko do ba xool laal rek li ngeen métti iwa ako da ma do apere ka dum government official yi ako woto mo sakunda do bulalo nit ñaa ngee ñaxa ako mo be taro ko sala si Marseille e men ya ko tinu si tool yi ngol to bang si atelier yi atelier to bang si carpentry shop yi kapitere support to si welding shop yi support to tari si géej bi bal to bang ñuy fay seen naamo yi be namo jola ngeen di jël naamo yooyu ako ko namo ta di jënd moto yu seer ale ko to daja won san seen boppa padiyam bu bari ani padi ko taw bangalo di tukki di toppatoo seen bopp ak seen waa ako dum fana kar fana fa wala na di bayal loolu duñ ko nangu si coalition 2026 government ako 2026 ko so government to sonna wala xaalis boobu dañ koo delloo si askan wi ako mo jama na ko do ba mur lu kan pour defar affordable housing ako ka affordable house law mooy kër yu nga xam ne luwaas bi ku ko wax nit na mun a dugg ci boppam bi ako woto mo mo yalla ko lu wasi ko do fu la fay du mo ko mooy xaalis boobu nañ ko invest si tool yi ako ko do ma dum na ku gol kunda comme benn xale lu ma wax Saba Sanjang ako ko be fonni ke kile nem fonna mi dilla Saba Sanjang mi ne taalib yéen politiciens yi aka talib atal politicien rolu da ngeen dee wax nit ñi grow what you eat what you grow alka ko mo ne ko ma fendo ku be do mo la wala ma fendo ñu wax nit ñi ñu dem si tool yi alta fa la mo ne da ku godo mi ne wante wallahi taalib aka ba wallahi talib su nekkoon ne suñ bàyyi aka na tan fañulu ñu ngi liggéey si tool yi e ka do ko ku godo ñu mun see samp kër e ka ko dalo no mun see jënd moto e ka mo do sabno je mun a fayal si school fees yi ke school fees on jo mun si tekki e fo ba kana la je kon jarul ngeen wax kenn mu dem si tool bi ako da manje la dula ko mo ta ku ñooy jógal suñ bopp xëy suba teel ako fo wala wala so mo la juro ñu dem béy bi mata senora kon soo lee buggee Gambie ñu dem si tool yi ako do ni ko gambe ko ta ku godo defar leen agricultural woto sector ake ko to ne ne be chekura dëkk bu dem kanam woto banko mi dana ñaado béykat yi ñoo dee nekk millionnaire yi ako senelal ne ka ko banko fanka malu kon food security dañ koo jeexal biir Gambie ako woto konko be bana gambele am nañ agricultural expert yi am bakay ako ma ko do expert so do ko ja be bana tey ñu ngi am docteur Gajigo docteur gaji ko ñu bijam ñu ngi am docteur Sidadi Yafa docteur sila ya ko ñu bijam kon coalition 2026 manqué wut dara ako woto plan coalition 2026 wota mamma ki fenna fu ma mujjee waxee akala kuma la bawol to mooy courant bu ñoo fees nii wala mo kraw men ka jote dafa mel ni sécurité bi akaka mun ko security président Adama Barrow buñ ko falee 2016 ako adama baro kamera na tombo 2016 moom dafa def lu yomba ako ay posoneri moke pour muy win élection ko pour ka election ko ni wante deful liggéey bu mu war a def pour Gambia mun a dëgër wala mon do ko ko min be gambe ba do ko be gambe takandi
bu ñëwee 2016 kabiri anata 2016 bu gis ne courant problème la Gambia aje ko courant ko problème o Gambia bu daw si président Macky Sall abota Macky Sall ya mu ne dimbale ma si courant ma ko courant ko courant yi Gambia yëpp léegi ñu ngi ko liggéey Sénégal abo Gambia courant be tout Gambia do ko Sénégal kon léegi aduna change na ko sa dunia falinta Sénégal am nañ seen jafe-jafe boppa Sénégal ye fa su ko ya ko so courant yi Sénégal moo nekk di des Sénégal moo tax tey ñun amuñ courant abo Sénégal ko ke la courant ke la mu fo la fala wala mu do ko courant so mënuloo jël lu tollu comme sa courant yi dëkka ako le même mu taxay la banko courant fu nga xam ne ñawkat yi loolu lañ yaakaar mais ya lon ko jigi dakaral la lu la lopitaan yi loolu lañ yaakaar lu tawo do jigi wala la jigéen ñi marché yi loolu lañ yaakaar mu sol na marché lu jigi ko l'école yi loolu lañ yaakaar adu dimbal be la jigi wala oo mun na bugga Sénégal ila ko Sénégal na ñew ñaw oo mun na bokk ak sa dëkkandoor ini ci ñoy de ta ñew ñaw kenn du jël lu nga xam ne sa wargal la sa responsabilité la nga jox ko sa dëkkandoor mo buggee la mara sama da wala na ñanto ko siga ko di sijo la parce que tey ñooñu am nañ jafe-jafe kadu bi wala fa ko le ko so do balaa ñu toppatoo Gambie seen bopp la ñoo jëkk a ya toppatoo ni be Gambie ko do la ide fa mo le ko do la furo soo gisee tey crime bi bari reyante bi bari ni aje bi mo fa ci ata ko ko le da président Barrow dafa jël suñ sécurité bi yëpp c'est ay président Barrow na kantar bu da be ta mu bàyyee ko économique aya be mo économique bolu moom sécurité am sax moom personnel sécurité am akwana fa mo na kantar la fa mo daf ko jël mu bàyyee ko économique ayo be kutu économique le bulu doomi Gambien ñoo mun a sikiyoo Gambia ba mut ako Gambia di wala fi Gambia kantar fa timma soldat yi Gambia ako Gambia so jarelu police yi Gambia Gambia police lu kenn taxul leen liggéey ako si àdduna yëpp ndai ako mo man tabu wala do ko suñ leen joxoon luñ soxla ako ni nga fendi de so la da mooy menna salary bu doy wala mo salari men timmata mooy motivation bu doy ako wala men timmata mooy working tools wala mo do ko jorawulu wallahi Gambia will be the safest country in the world ako Gambia be kala banko pagaro de biya ko am président Barrow dafa dem mu outsource security of the Gambia ako bari president Barrow Gambia la so jarelu na fa ko de ka condition 2026 su ñëwee ako 2026 nanata courant yi Gambia biir Gambia lañ ko liggéey ako Gambia la ko ma do ko Gambia la ko doomi Gambia ñooy liggéey courant Gambia Gambia dul fa de Gambia ko do ko security Gambia dafa nekk si loxo doomi Gambia ako security Gambia la ko dar bu ndaw tan fa mo la bulta président Talib Bensouda ben foore na du ko garde ako president Tali la men den suda ala suru la ko la ko Gambia fo ko begin elected as president ako ni e kato fa ka president dama wax économique gaba fa la ko bi ko jëri leen jëf aba fa la ba ni bara yàlla leen yàlla fay seen xol bu baax ha amari ar jo la ngani sen yalla wonde man Gambian Armed Forces ako bari Gambia na forces Gambian Secret Service ako Gambia civil service Gambian Police Gambia police ñooy garde State House bi wala mu Gambia state house ñooy garde koñi wala mu Gambia ñooy garde frontière wala mu Gambia Gambia moo waxee tamit akabe me yitan dina ko tege mooy njiit wala mu ñaadon ko da ngaa mut njiit ika ñaadon ko ya timmandi su crisis amee sa dëkk ni ko le akon so ta crisis su reyante amee sa dëkk mo fa so ta la banko ka su jafe-jafe amee sa dëkk ko le so ta la banko ka da ngaa génn nga masawu nit ñi ika fundile ka mo le hakko dani da ngaa génn nga riasoo nit ñi fundile ye mo le ci ko bombandi nga wax leen yan xalaat nga am foye ko te mo le mi so ko ñu xam ne seen président yëg na leen isalan ko la president ya kala budal wante Gambia du métti ba métti baraka bi aka budal ko na du am jafe-jafe ba métti aka ko la ko so fa tibi nga gis président Barrow mu gën a tele muy adresse Gambien ako Gambia banko kanja ni mo fa le mekeri ni sunera le mekeri ni changement ko lu ko le mekeri ida president Barrow jara ay fundi ay bravo ada be deri tek leadership ako ñaatu kaya lu yëfi teg foundation stone rek aka manke sila bere la da manti leadership ako ñaatu kaya lu yëfi inaugurate building rek aka manke ka pum kubel daayela jom leadership ako leadership lu yëfi duga plane na leen nga dem attend Independence Day celebration na leen def manke ta ma bambale ni tebra mo la banko lay di penol juro la do leadership nit ñi dañ koy yëg ako leadership ko di kaji nit ñi suñ amee leader dañ ko day yëg seen yaram ako molu bi dañu ñaatu ko sa ka fini baloto buñ toog
ni sita dañ dee am yaakaar e ka jikko solo le suñ tëddee nelaw ni yela dañoo yàkkamtee eewu sax e ka korondo le pour wuli sino am na njiit bu leen di yóbbu to the promised land kandu ko ñaatu ko le me ala ko ñe sabal ñaatu man Talibé Suda akata Talibé Suda suma vision akata la ñinelo nekkul pour Gambia tane akama ga ko be monoti de suma vision adala bisono nekkul pour ñene Talib Jamono moo gën bu président Barrow akama ga ñinda mar ga mo Talib Jamono bisal bi la baro man suma vision lan la akata la bisono munati mooy pour Gambia nekk one of the top countries in this world Thank you. Gambia Ako wado Gambia warta tane yeneen African dëkk yi ako wado Africa Bankol mo ñena official Gambia dina Gambian president ako Gambia president warloo taxaw di wax ne ima ñena lolo ka foko wante suma jamono moo tane bu Jawara bi ndela jamono le official jamono jamono suma dëkk moo tane Guinée Bissau bi ndela Bankol official Guinée Bissau suma dëkk moo tane Gabon bi ndela Bankol official Gabon Gambian president Gambia president soo taxawee ni leta da nga war a wax ne ñeta folo ko soo kontee juróom dëkk aduna ni e Bankol luru ko de dunia ko ko gis Gambia ima yo do fa be ñeta kala wala taw kon ñun lii mooy suñu ambition te la ambition bi kon maa ngi gërëm coalition 2026 ako do ma ta tur ñi ma di coalition 2026 la bantu waat si His Excellency Essa Boucar Sy lu mu wax ako abe murla His Excellency madame Boubacar Sila Kubodo dëkk bu amul diina Bankol ne man dino soto su demee kanam sax hanna ta do ñaato du dee barke ata ta continuer tey ñëpp dañoo jógee fi dem julli mbega wuri jankata jine sonnee dañoo am ñuy dem cooj ako do li ma so do kata toy Gambia dëkk bu am diina la Gambia mo dina Bankol de kon dëkk bu barke la oto ko barka male kon su ñoo développe oto ne mbeti develop la si biir aranke si nguur gi ako oto ne ma sakunda suñ jëlee ten ñu jox English school yi ak formal education ako ni nga formal education di garam ni wala ta tuuti 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 nañ randal ñaar ñu jox madrasa yi ak Christian school yi ako oto do ñonya no fula bondige ngodi arabi student la ani Christian ba pare lu ma gën a jaaxal Gambia ako me ya jakal Gambia tey ak madrasa yu bari ako nani arab karamu jama xale yi di jàng islam dino le misina karanda dañoo dem si suñ embassy yi de kada na ambassador ci arab world bi arab Bankol ka nga xam ne sariya moo fa nekk ben ya le sariya wala ñu bije jël English student di ko fa def e ka angale student ta ko ka ambassador mu kama yaa ngi am ku jàng Quran bi ako ye mo so me ko ko dégg arabic arabo moy mun a am sariya ay sariya lo xale yu dem madrasa ay mendara ambassador coalition government ko la sugo ñooñu la ñoo teg si embassy of the Islamic world deglu aka me yite wala mo yiti ko mo men yele ko wala tuwa ko wala ke ikawal sama arabu Bankol ka ambassador yara andu men ya arabu ka ko bijam yani mo sabar ni men ya arabu ka ko on sambaji ya kala ka way ya arabu ka way ako bari ko de sen mo men ni jom nada arabu ka mo ambassador arabu Bankol ka kon mi ngi guddi ako do sofla ba kula wante maa ngi leen di dénk dara bari section na kala fala be ma fala Gambia dafa nekk dëkk bu nga xam ne Gambia ke da Bankol de be ala ko wax dëgg yàlla may nañ ako to nya soo xoolee dëkk yi àdduna ni dunya Bankol jube soo gisee Gambia bariwul fitna ni aje Gambia fitno man sia dafa am ñaan bu suñ maam yi def ako mama ñu la droit mal le bijam dafa am aada buñ suñ maam yi bàyyee mama ñu le ada ñi ma men tumbul ja mooy bugante wala ko jokanu jaamalante ka kayra di ñola buñ nangu politicien ngana son politicien wala di ñu xaaj yentala politique bu amul respect politiko men mo hor mo solo loolu du politique wota politique ti de politique xalaat la politiko men mira lo soo toogee di waxtaan ak sa morom ni be sigi ni mo ñu do ka cal ngeen di weddi wante al be ñoo so solo loo leen utee mooy xalaat naka la Gambia di demee ala mira lo de ñu de Gambia bi ta ñaari wante saaga basar solo xaste
ako ñoom ñoo tuutil sa morom ke mo ñoo dondi loolu soo nekkee coalition 2026 supporter ako niata nata 2026 ko sa so loolu nekk sa programme wala sa jikko ako kana kala programme sa ko da jikko kon nañ ànd ak yar ako tan ko wala bi tan ak tey gi ani ñaasuno am na ñu ñoo waxtaanal tey ani ko ma jëni do la ka jara bi ñu nangul tey ako est bi ko wala so ñu ñoo waxtaanal ëllëg ni mel ma ci ka jara sa ñu nangul ëllëg ando fa ma so sa ñu nga xam ne nag dañ leen waxtaanal ako do bi no ka jara duñ musa nangu wonten sonna wante nañ muñ bayen to ñun Gambie yëpp lañ fi nekkal ako do bi no ka be be ñu jara sànnil karta ka to fay ñu sànnilu karta do ko ka to fay yëpp la ñoo jël ñu def leen benn ako be be jara ye be ka ti yëpp la ñoo jël ñu liggéeyal leen be be jara ye be ko nañ ubbi suñ bunta yi ako do na mu dal yele da ngaa gis ne ñoom anti Fatou Jaw Mané ako anti fa jaw ma ñu ak ñoom yeneen political party ako ni politique ti ko dewu ñu mun a dugg ci coalition bi men du na ko so ko ñu ñeme ñu e andu fa ngi hayni ñu leen di sant di leen gërëm baba tabla ka jey di leen wax dara nag ako ko do fa fulani 2026 ako 2026 December 5th December 5th President Barrow President Baro it's not going to be easy ako President Baro is going to be easy parce que coalition bi ako ka ñu ko ne boo sono ko gisee ni aje gañe rek kanya ñoo ndam rek ndam rek State House rek jele Aliou Souley il talu president yi Adama Barrow Baro